internet Dakar Buzz nuyuwaat nañ leen yéen ñi duñu suivre sur Dakar Buzz TV ak dakarbuzz.net fàttewuñ ñi nga xamante ne ñi ngi ci Facebook bi ak Instagram bi di leen rappeler rek aussi que l'application est disponible sur Play Store ak Apple Store mën ngeen gaaw dem télécharger ko tey nag bu ngeen gisee ñu def plateau bu yanj bi plateau bu spécial bi 8 mars rek moo ko waral 8 mars nag boo ko déggee mooy journée mondiale de la femme damay bàyyi sama ki nga xamante ne sama mag la sama xarit la rek muy Rose mu nuyoog internetu Dakar Buzz yi. waa Ndiémé maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu internet Dakar Buzz yi ñuy seetaan yëpp di leen dalal ak jàmm ci seen kër ñuy am mbégte contenté saa su ne di ànd ak yéen tey nag spécial plateau 8 mars la ñu wax jigéen ñi ñoo daal di rek xewle. di fàttali ba tey que li sos journée bi mu doon jigéen yoo xamante ni dañ doon revendiquer rek égalité entre hommes et femmes maanaam ci wàllu liggéey. ci wàllu daraja ñu gën a jox gëdd jigéen ñi wante fii ci Sénégal duñu fàtte benn yoon que l'ancien chef d'État maître Abdoulaye Wade moo ñu rek daal di octroyer li nga xamante ni mooy parité fii ci Sénégal mu daal di koy firndeel encore daal di nommer benn jigéen benn dame bu mag muy Mame Madior Boye première ministre mu doon nag loo xamante ni vraiment marqué woon na képp kuy sénégalaise marqué woon na tamit képp kuy jigéen fii ci Afrique. waaw am na solo comme nu mu ko waxee Mame Madior Boye nekkoon jigéen bi nga xamante ne jigéen bu mën góor la ba kii nga xamante ne mooy maître Abdoulaye Wade tànnoon ko mu nekk premier ministre donc sans plus tarder dañuy dem rek xool suñu portrait du jour mooy première partie émission bi ki ñu tànn ki nga xamante ne tamit jigéen bu mën góor la mu bay waaram lool ci biir Sénégal ak ci biir Afrique yëpp dañuy dem rek xool portrait bi dellu soit ci plateau bi. Mariama Ba doon ku ñu ràññee lool ci école française bi mu intégré gannaaw ba mu fa doon amee ay résultats yu baax a baax ak gannaaw nag certificat wu étude primaire bi mu am ba mu amee fukki at ak ñeent daa dal di dugg rek ci atum 1943 ca école normale bu Rufisque laata mu fay jógee atum 1947 ak ab diplôme d'enseignement ci noonu la jàngalee fukki at ak ñaar ba noppi rek demandé mutation wam ca inspection régionale de l'enseignement ngir région bu wérgu yaram moom nag Mariama Ba mi ngi njëkk sëy ak Bassirou Ndiaye am ak moom ñetti doom yu jigéen ñaareelu sëyam nag mi ngi ko sekkoo nag Ablaye Ndiaye am ak moom benn doom bu jigéen ba mu tàggoowee la marié nag député ak ministre bu ñu doon woowee Obey Diop mu amal rek juróomi doom ci expérience boobu nag mu am ci lu ñeel sëy tax rek ba Mariama Ba engagé wu ci ay kuréelu jigéen yu bari ngir rek prôné ci éducation ak tamit droit des femmes di yëkkati ay kàddoom ci ay discours ak fësal ay articles ci presse bi ci atum 1979 la fësal rek romaawam bu njëkk bi mu dippee une si longue lettre nga xam ne narratrice bi Ramatoulaye da si xamle lu mu dund ba borom këram làkk ko livre bi nag mi ngi manifester si ambition gu jigéenu africaine naissante si kanamu rek tradition sociale yeeg religieuse yi ba mu noppee si une si longue lettre la soobu rek si droit des femmes particulièrement femmes mariées yi maanaam rek soxna yu am borom kër di si def tamit ay discours ba noppi di bind ay article ci dundu jigéen yi rawatina ci ñi nga xam ni dañoo dundu métit moom nag œuvre am yi day refléter rek ay conditions sociales entourage am ak Afrique en général ak i problème yu ci am nga xam ni bokk na ci polygamie caste exploitation des femmes opposition de la famille inégalité bu am ci diggante góor ak jigéen injustice bu am ci jigéen ñi croyances religieuses yi ak problème mu polygamie bi nga xam ne nii moo lëmbee société bi ak i ay femmes meurtries angoissées rawatina su fekkee seen wujju yem ak at rek seeni doom œuvre bi nag di une si longue lettre sax dafa am succès ba état du Sénégal boole ko ci œuvre au programme enseignement secondaire bi ba noppi rek tuddee ko école xale yu jigéen ya nekkee foofee ca île bu Gorée bi nga xamante ni ñëpp ràññee nañu ko moom nag mi ngi ñàkk bakkanam laata parution gu ñaareelu roman wam buy raconte rek échec bu mariage mixte ci diggante rek benn sénégalais ak rek benn française ci lu ñeel égoïsme jëkkër jéeg différence culturelle yi. ayca ñoo ko gisandoo chers internautes Dakar Buzz ki ñu tànn du kenn ku dul Mariama Ba nag defe naa Sénégal kenn dootu ko fi présenté mu nekkoon benn fan boo xamante ni dafa bay waaram lool ci côté éducation waaye ñu bëri si ñun jeunesse bi daal di koy xam à travers œuvre am boobu rek une si longue lettre damay bàyyi njéeme rek mu daal di xuus. alors am na solo comme ni ko Rose waxee Mariama Ba nekkoon jigéen ju jàmbaar mais jàmbaaram rek da ko wane dès le bas âge parce que
depuis bu mu nekkee woon école française la commencé woon di def ay résultats ba ñi nga xamante ne ñu ràññee ko lool mu nekkoon école quelque temps après mu am certificat wam comme ni ngeen ko gisee ci portrait bi rek di def ay preuve am ci école mu am expérience lool ci vie de couple parce qu'elle a eu à se marier 3 fois mu dem ci différentes maisons yi nga xamante ne am na façon jëkkër bu nekk mën naa ne mu am ci expérience loolu moo ko poussé sax ba mu commencé di bind première œuvre am nag di Une si longue lettre nga xamante ne amoon na benn succès lool à travers le Sénégal, à travers l'Afrique aussi muy montrer lépp li nga xamante ne réalité africaine la particulièrement réalité sénégalaise wax na ci li nga xamante ne mooy polygamie wax ci vie de famille wax ci place de la femme dans la société parce que jamono jooju gisoon nañ ne jigéen amul woon importance trop ci li nga xamante ne mooy société bi lépp daanaka góor moo ko daan def ba tax na bay na ci waaram lool après livre bi sax bay na ci waaram lool à travers li nga xamante ne mooy social doonoon na def ay œuvres sociales doonoon na jàppale jigéen yi nga xamante ne ñooy jigéen sénégalaise ak jigéenu Afrique yëpp tamit. Ndiémé li nga wax am na solo lool waaye bu ñu fàtte benn yoon que après publication Une si longue lettre bëri woon na bruit lool bëri woon na tendance lool parce que jamono jooju comme ni nga ko waxee rek jigéen gëdd bi ñu ko waroon jox ci société bi amu ko woon lool te Mariama Ba à travers Une si longue lettre dafa daal di rek susciter lépp li nga xamante ni mooy gàllankoor ak souffrance yi nga xamante ni jigéen africaine yi waaye rawatina képp kuy jigéen sénégalaise yaa ngi koy dund ci sa biir néegu sëy moo xam sa jëkkër borom kër moo la ko teg moo xam sa belle famille moo la ko teg mais ci fànn yëpp da ko daal di rek fësal duñu fàtte benn yoon que aussi génne na benn bu ñu doon nommé Un champ écarlate malheureusement ba ñuy def publication bi fekk na boobu mu daal di rek génn àddina mu doon jigéen boo xamante ni jàmbaar la lool référence la fii ci Sénégal waaye référence la à travers tout le continent africain moo tax ñu tànn ko tey comme portrait du jour. waa yaakaar naa ni portrait bi am na solo lool ba tax na képp ki nga xamante ne jigéen nga jàmbaar nga rek di nga ci gis sa bopp bu baax a baax ba tax na ci lool rek demoon nañ sur le terrain xool ay jigéen yi nga xamante ne ay jàmbaar lañu di jàppale ñi nga xam ne mooy jeune adolescente yi bàyyi école ak ñi nga xamante ne amuñu chance dem école ñi nga xamante ne sonn nañu torop ci seen bi amuñu chance su am parents yi nga xamante ne mën nañ leen jàppale daam boobu dafa jël rek xale yooyu recueillir leen di leen jàngal lépp li nga xamante ne ci dundu jigéen lay dem. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp man la Binta Diop madame Ndiaye maa ngi yor première année centre social bu Derklé maa ngi si yor première année crochet tricot broderie am na couture am na cuisine restauration mooy cuisine bi rek am na tamit teinture cuub bi waaw pour xool xale yi jàngul nekk si mbedd mi nar a taxawaalu ñu ñëw toog ci centre bi jàng bañ ñu taxawaalu di liggéey parce que liggéey moom ñaw moom dafa baax ñaw moom ñëpp a koy def dafa baax léegi lu ñu demee di taxawaalu ci mbedd mi ñu toog ñëw fii ñaw liggéey ñaw léegi ku ñëw rek ñu jël la ku ñëw rek bu sa jàng tardé daal nga xam ne ci école bi baaxul boo ñëwee fii ñu jël la ñu naqadi xel fii mais xam nga da ngay naxanteeg ñoom di leen delloo si rek xam nga yenn saa yi sax ma ne leen dama leen di bindal kiis def ko si paan dama biteel sax dama ko xeeb dama naa leen si paan laa koy def ñëpp naan si xam nga yenn saa yi da ngay taseeg élève boo xam ne xel mi dafa naqari am na ñoo xam ne nag boo leen di won ñuy dem seen yoon mais xam nga xel ñëpp yemuñu rek mais il faut que yow yaay naxanteeg moom ba mu dem. 8 mars bi moom macha allah ñun ñëpp a ngi si taxaw. incha allah jigéen sax benn jour dafa tuuti si moom kañ at mi yëpp ñun lañ ko waroon a jox ndax macha allah ñu ngi si kër yi bu ñu jógee fii ñu ngi si kër yi ñu ngi fépp kon nag 8 mars benn jour tuuti na mais 8 mars bi dañ koy féete di si defaale ay débat ay thème di waxtaan si yu bëree bëri si affaire jigéen sa biir kër noo yoree sa boroom kër yooyu yëpp dañ siy waxtaan ak xale yi. nuyu naa leen gërëm leen sant leen. di nuyu leen di leen gërëm di leen sant di leen ñaan yàlla léegi ni déwén ngeen ñëwaat fi incha allah 8 mars bi neex macha allah.
mu am solo lool demoon nañ nag centre socioculturel de Derklé foofu lañ demoon fekk fa ki nga xamante ne mooy madame Ndiaye di jàppale xale ci lépp li nga xamante ne mooy tricot am yeneen professeur yoo xam ne amuñu chance su fekk leen fa ñoo leen di jàngal cuisine ñii di leen jàngal ñaw ñii di leen jàngal lépp li nga xamante ne daal liggéeyu jigéen la te dina leen jëriñ te tamit xale yi gis nañ ne avant ñu leen di jël ci biir école bi amoon nañ benn melokaan yemuñu rek ci jàngal leen liggéeyu kër dañ leen di jàngal arabe di leen jàngal français ba entreprise bu ñu génnee ci formation bi dinañ mën a dem ci entreprise yi dem liggéey fa bay seen waar loolu day wane ne rek te tamit la place de la femme nekkatul rek ci biir kër gi place su jigéen ñi mi ngi ci entreprise bi jamono moo changé jamono mooy dox kon dañuy dox rek ànd ak moom. waaw Ndiémé li nga wax am na solo lool place su jigéen nekkatul ci biir kër gi jamono ji ñu toll nii defe naa war nañ jàppale ndaw yi bu baax rawatina képp kuy jigéen ci éducation yi dafa am solo lool parce que comme ni nga ko waxee rek jamono mooy dox te doole yemut secteur informel bi ñu ci bëri xale yi dañ leen di gis ñu leen di jël ci kër yi ñuy liggéey wala ñu nekk ci mbedd bi di jaay comme niñ koy faral di déggee rek bant ca ba muy tooy lañ koy jubbanti mu doon lu am solo loolu xale ca ba muy ndaw éducation bi dafa am importance lool jigéen yépp jamono bi war nañ am ci lu ñu nekk c'est-à-dire que boo amul chance liggéey sax formation yi léegi ñu ngi fi ñu jàppale leen ba ëllëg ku nekk mën a yor sa bopp mën a bay sa waar mën a daal di jàppale yow it rek sa njaboot. duñu fàtte benn yoon que ren thème bi ñu daal di choisir rek ci journée internationale de la femme bii di 8 mars dafa daal di rek nekk violence faite aux femmes Ndiémé violence faite aux femmes nag doon sujet d'actualité ren nag mu daal di marqué lool le peuple sénégalais. balaa dara dañuy daal di rek dem seetaan benn témoignage benn femme boo xamante ni da doon subir violence conjugale ci biir néegu sëyam ñu daal di dikkaat ci plateau bi gën a yaatal. lu baax rek la ma wanoon daf ma doon conseiller dañ doon toog di waxtaan mu may yedd ci yu bari loolu moo taxoon gënoon dugg ci moom. dafa génnoon dem doxi bi mu ñëwee ma xam ne carrément kii dafa demoon doxi après ma bett ko. parce que moom ak jigéen ñoo nekkoon may wax dem boole ko et tout ma ñëw éclaté ci kawam après ci la commencé njëkk ma dóor foofu noonu après frère am aussi ñëw di ma sotle moom ak frère bi ñu xeex bon ñu tegaat quelque temps aussi continuer pareil saa yu ñu jotee li muy njëkk a def mooy dóor. ma xam ne kii ku violent la après ma wax ko sama yaay. mais comme Sénégal lan lañ lay wax muñal toogal xëy na dina changer jéemal xool ni ngay comporté woo ak moom pour éviter yenn yi mais doo ci mën dara. su ma toogoon foofu mënoon na ma rey comme sama yeneen morom alors loolu moo gënoon tax ma ne xaaral ma dem boole parce que lii mu ma def mën na ko def keneen te mën na ko def ba léegi après bon. correction laa doon wut ak aussi pour jéem a fayu vu que def na ma lu metti man aussi dinaa ko def lu metti mais jëluma ci intention bu bonne mais c'était juste pour que justice soit faite ndax nit ki soo ko defee lu metti ba pare li gën a rafet mooy nga baalu ko àq mais loolu yëpp amul après continuer di menacer donc loolu moo ma gën a pousser pour ma dem porter plainte yóbbu ko ci yoon pour ñu tëj ko voilà aussi à l'avenir ñu xamal ko ne carrément jigéen kenn du ko dóor kenn du ko def lu metti ni dangay gëm sa bopp am na yoo xam ne soo ko naree dund balaa ñu lay rey sa famille di perdre ak say doom mieux vaut nga génn. benn doom dafa toog di ko wax te même suñ ma dóoroon day toog ak yeneen xale yi sama yaay dóor nañ ko dafa metti te xale day copier te mu gis ne loolu noonu sax ñu doon def sama yaay su màggee yoon la man de sama yaay sama papa da ko doon dóor kon lii nii c'est tout à fait normal kon man tamit dama war a toog déedéet et puis li mu gën a marqué mooy dafa toog wax ne man de sama yaay am na chance ba mu génn su génnul woon da koy rey mu ñëw lu bari nag parfois mooy dem ba indi après meurtre yi ñu commencé di ci dóor daw affaire yi mais parents yi aussi nañ jàppale seen doom yi su amee une première fois une deuxième soit ñu dem toog ak góor ki wax ak moom su mënul nekk
nga récupérer waat sa doom mu jeex. ci njéeme ñoo ko gisandoo mu doon lu doy waar lool saay su ne li ma koy waxee su ma gisee sama moromu jigéen góor di ko teg yenn métitali daf may nakkari lool. man nag li ma gën a jaaxal mooy tout le temps su ma gisee genre femme yi dama leen di laaj pourquoi vous divorcez pas li tax doo leen dem ñu sentir aussi ci témoignage am que société bi doon na li nga xamante ni dafay porter préjudice femmes yu bëri ci regard bi ñu leen di apporter wante tamit ci critiques yi defe naa li may wax saa su ne yaay bu nekk sa doom ñibbi si sa kër ak ñaar ba ñetti doom moo gën fuuf ñu andil la sa néewu doom kon waajur yi nañ jàppale bu baax jigéen yi ci biir néegu sëy yi ndax defe naa sëy bu ñu ko waxee bànneex moo tax mais nakar taxul ñu wax ko. Rose yaakaar naa ni li nga wax am na solo ren ñu tànn violence faite aux femmes comme thème 8 mars bi mais rek dama yaakaar ne du ñu wax ci violence faite aux femmes sans pour autant ñu am intervention ki nga xamante ne góor la. te mën nañ ne tamit violence bi nekkul jigéen entre jigéen kese góor ñi la plupart du temps ñoom ñooy causer li nga xamante ne mooy violence bi dañuy bàyyi rek Tafsir bu Sunugal 221 ñëw rek def intervention si li nga xamante ne mooy thème 8 mars bi. Chers internautes yëpp tamit maa ngi leen di nuyu di remercier tamit Ndiémé ak Rose mi nga xam ne ñoom ñoo may invité si thème 8 mars bi bon tey dañu bëggoon waxtaan tuuti si. thème bi nga xam ne moom mooy violence faite aux femmes ñu waxtaan si tuuti parce que tey jii nii bi ñuy wax tey violence faite aux femmes mun nañu wax ne que responsabilité yi c'est partagé parce que tey lan la ñaari nit lay concerné bi ñuy wax violence mooy tey ku góor ki ak ku jigéen tey violence faite aux femmes jigéen yi dañuy clash dinaa ñun góor ñi dañu mun dóore trop mais tamit lenn am na tey nit tey bu nekkee deful dara kenn du ko dóor day leen am dafa am mooy jigéen yi foog ñu am benn compréhension par vis-à-vis ak góor yi parce que man à chaque fois lu may wax mooy ñun góor ñi ay bébé nañu donc jigéen yi ñoom ñoo war a di xool à chaque fois naka nañuy naxanteex góor ñi ba problème du am ci seen diggante seen sëy surtout foofu laay waxee. leneen li ma bëgg a wax tamit moom mooy góor ñi tamit foog ñu xam ne que jigéen yi ñoom ñooy suñu yaay ñoom ñooy suñuy rakk ñoom ñooy suñu lépp tey jii man mënuma concevoir benn góor bii dóor jigéen lu tax mënuma ko concevoir parce que tey. boo xoolee tey sa yaay rek sa digganteex sa yaay am na lu bëri loo xam ne tey waroo ko mun a teg ci kaw jigéen mais en même temps aussi maa ngi lancé appel sama moroomu góor yëpp ñu xam ne que jigéen lenn moo ko war mooy ñu toppatoo ko mais tamit da ci am ñoo xam ne dañoo sikk de loolu noonu foog ñi nangu ko foog xale yi jigéen yi nangu ko am na jigéen yoo xam ni fu problème amul fan nañuy andi problème de lu may wax tamit ci relation entre góor ak jigéen conseil la aussi ci couple yi mooy foog ñuy am compréhension ak communication pour ñu bañ a yegg ci ay violence parce que tey jii lu gën a garaaw surtout ci couple mooy violence bu amee après des répercuté ci xale yi de foog naa ko loolu noonu nit yi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. waa comme Tafsir nu mu ko waxee dal na ci kaw góor ñi dal na ci jigéen ñi mais ba tey rek sànq tudd na lu am solo muy li nga xamante ne mooy xale yi ci biir kër gi di subir li nga xamante ne mooy violence bi ndax yaakaar naa ne boo dëkkee ak sa jabar dëkk ak sa doom am na lu bari loo xamante ne buy xew ci sa digganteeg sa jabar sa jabar sax sa doom da ciy teg bëtam ba noonu lay màggaalee. léegi damay bàyyi rek Rose mu wax ñu rek lan la xalaat ci li nga xamante ne moom la Tafsir wax. waa Ndiémé li nga wax am na solo lool defe naa tout tànk bu nekk day roy ci ay waajuram ba tax na waajur bu nekk da nga war a xool bu baax ana nan ngay doxalee ci say kanamu doom par rapport à intervention nag avocat góor yi Tafsir moom benn côté d'accord ma li tax d'accord ma mooy les responsabilités sont partagées des fois du ma ko nangu su ma ko waxee ñu ne ma parce que jigéen nga waaw jigéen laa te damaa yërëm jigéen. violence yi dañ ciy gis ay cas yoo xamante ni des fois buñ la ko nettalee danga naan amul mënul nekk li tax d'accord ma mooy jigéen moo jur doom jigéen moo jur góor jigéen moo yar góor donc góor yi peut-être mën naa ni côté éducation bi dafay des peut-être foofu damay blâmer des fois parents yi ndax société bu mel ni Sénégal damay yem ci Sénégal dañuy faral di privilégier góor yi ci biir kër yi dangay nekk xale. même tâche ménagère yi dañuy jël yëpp sës ko góor donc depuis xale dañ lay jàngal ni góor dafa am autorité ci kaw jigéen da ngay nekk ak say rakk yu góor si biir kër bon du am nga war a bale wala fobeere war a togg war a gérer kër gi moom mu xëy sangu ba set dem football wala toog jàkkaarloo télévision bi je trouve que éducation yooyu noonu dañ ko war a commencer di ko kase góor depuis bas âge nga jàngal ko yërmande si jigéen sa sœur nga nekkal
baleel ko mu fomp wala na fomp nga baleel ko soo leen añee bu teggee nga raxasal ko ndab c'est des gestes yoo xamante ni dafay tax góor am yërmande ci jigéen mais société bi nu ñuy faral di yaree suñu doom yi di jël góor yi tout le temps di leen jox dëgg ci kaw jigéen yi damay ci sama xalaatu bopp dama jàpp ni bokk na ci li nga xamante ni dafay susciter tout le temps góor di jàpp ni moo gën jigéen et puis moo féete kaw jigéen bañu ma benn instant suñuy kilifa lañu suñuy njiit lañu côté diine bu ñëwee jigéen du mës a yilif góor jigéen du mës a doon kilifa góor d'accord mais yërmande il faut que ñu daal di koy commencer au sein de la famille tout le temps au sein de la famille xale góor yi nag dañ lay nëbb sa bopp kalaasu tafsir bi dañ lay nëbb sa bopp di dégg nga ni mu ko waxee au début xamul woon ni que jëkkëram il était violent dañ lay nëbb sa bopp ba takk la boo demee ba ci biir nag ngay gis seen jikko seen vraie nature man nag je suis contre nga toog gis ni que nit ki dafa violent ba pare nga toog continuer ne da ngay muñ da ngay sëy parce que pression bi société bi di teg tout le temps jigéen ci sëy boo sëyul looy xaar est-ce que du moo tax tamit jigéen yi dem ba ragal quoi toog di muñ lu ne mais muñ ba kañ il faut que violence yi daal di cesser quelle que soit la nature man gëwuma ni góor war na mën a faj meram di jël loo xam di ko yëkkati di ko jëmale ci nga xamante ne mooy jigéen ni jigéen war a bañee ñu teg ko violence noonu la góor war a toogee xam ne kii mënuñu def mu yeewi ko ut moromam teg ko ci wetam ñu sëy parce que tamit duñu ay mala ay nit lañu loolu daal laa ci bëggoon intervenir Tafsir d'accord ma yow. yaakaar naa ne Rose lu mu wax am na solo parce que laal na léegi li nga xamante ne mooy éducation mi nga xam ne mooy base lépp mais nag dama bëgg fàttali rek ni Rose violence nekkul ci côté góor ak jigéen kese. ndax gis nañ ne léegi violence bi dafa bëri lool ñun ñi nga xamante ne mooy diggante jigéen ak jigéen daal parce que jigéen yaa ngi yàqante lool mais damay bàyyi rek sama xarit bi mu tontu la rek ci li nga ko wax léegi nii. waaw Rose dégg naa li mu wax bu baax mais dama koy bàyyi rek parce que jigéen la damay nangu daal amul benn problème parce que tey jii nii seen journée la dañ leen di sagal mais jusque dama ko bëgg a rappeler tey dafa mi ngi doon wax sans côté autorité. Je pense que autorité wu góor moom loolu moom c'est quelque chose de naturel ci góor. parce que am na loo xam ne comme li ñuy wax ce sont les lois de la nature fii nañ ko fekk fii nañ koy bàyyi de comme li mu wax tamit ci religion yëpp boo fa demee tamit dañ naan góor même bu nekkee moom moo nekk ci kanam mais dafa am loo xam ne Rose da ko fàtte wax mooy góor tamit dañ ko sant moom mooy toppatoo jigéen moom moo war a dëkkal jigéen am na ay obligation yoo xam ne am na ko vis-à-vis si jigéen ci loolu laa bëggoon rebondir tamit ci lenn mooy comme li ñuy wax mooy léegi violence bi je pense que Ndiémé wax na ko sànq nekkatul physique kese de nekkatul tamit entre góor ak jigéen kese violence morale am na violence verbale tamit am na de loolu je pense que entre jigéen yi si nañ koy gën a gis tey dama leen di wax benn affaire bu ndaw rek exemple tey da ngay gis góor bu mel ni Tafsir am ñaari jabar jàppal ni bu polygamie amee rek violence am na diggante ñaari jigéen yi ñoo xam ndax soit maraboutage la wala leneen la mais jàppal ni foofu noonu violence am na te je pense que loolu xale jigéen yi tam war nañ tam delloo seen xel ci loolu ñu xam ni que tey jii nii même góor bu amee sax ñaari jabar ba ñett war ngeen xam ni que famille ngeen ay sœur ngeen kër gi dafa war a neex pour lan pour ngir seeni doom yi nga xam ne ñoom moom ngeen war a jur ngir héritage bi ngeen war a bàyyi loolu la amoon ci lu may yokkaat di xamal ni jigéen yi nag ay jàmbaar nañu waaw ay jàmbaar nañ de boo xoolee actuellement Sénégal surtout sax booy xool am na benn vague nouvelle génération boo xam ne am na elles sont trop entreprenantes loolu noonu xam naa ci dara je salue les femmes vraiment di leen wax ni courage vraiment fi ngeen jàpp foofu la bu leen xaar dara ci góor yi man conseil boobu noonu laa leen di jox xale yi jigéen yi bu leen xaar dara ci góor yi war ngeen mën a am sax di defal seeni jëkkër loolu noonu day neexal sëy bi bu leen mel ni ñoom Rose ak ñoom Ndiémé. defe naa jàppale boobu nga wax Tafsir jigéen yi jamono bi ci lañ nekk góor yi jamono bi ngeen baal ma seen dara matul da ngeen di jàpp ñu jàpp comme sànq ni nga ko waxee góor mooy yor jigéen moo koy dëkkal mais loolu amatul da ngeen di def 50% ñu def 50% góor yi kese yoratuñu kër yi ñun ñoo ko bokk di yor ngeen di def lii ñu def lee léegi nag man je peux pas concevoir yow en tant que góor nga takk ma nga xëy liggéey ma xëy liggéey les charges ñu partager charge familiale yëpp bu ñu ñibbisee tâches ménagères yi dooma si nangu jàppale en fait c'est un peu égoïste de leur part pour man ci li ma xool c'est un peu égoïste de leur part beneen côté beneen aspect bi ma bëgg a ñëw Ndiémé wax na ko sànq violence yi tamit du jigéen ak góor rek entre ñun jigéen dañuy yàkkante léegi gis nañ li xew audio yi daw ci réseaux sociaux yi tout le temps kenn yàq moromam
parce que def na la lii def na la laa mu doon lu ñaaw a ñaaw loo xamante ni duma ko mës a rafetlu parce que dama koy wax tout le temps rek coronavirus mu ngi ci dëkk bi lu raw coronavirus nag nee naa leen mu ngi ci dëkk bi corona soxor corona iñaan corona yàqante yooyu noonu vraiment war nañ ko moytu te jigéen ak góor dañu yemul dama toog benn jour sama maam mu ne ma jigéen dafa war a gën a moytu góor ma ne ko li tax mu ne ma imaginel nga màgg nga dem ba nekk mag bu dee góor boo xamante ni dafa nekkoon ci yoon bu dëng bu rombee dañ naan paa bi aka bëggoon jigéen ni mu saay-saayoo gars yi dañuy ree après ça passe quoi mais mu demee imaginer nga romb ñu ne mère bi ni mu bëggee woon góor ça choque tu vois ce qui fait que jigéen ak góor mënuñu yem d'accord naa mënuñu yem jigéen dafa war a gën a xoolaat boppam gën a xoolaat toogaayam gën a xoolaat jëminam ni ma ko waxee woon sànq rek parce que lépp encore jigéen la jigéen moo jur góor bi exercer violence ci kaw jigéen donc nañ xoolaat bu baax suñu taxawaay xoolaat éducation yi xoolaat biir kër yi vraiment solution mën na génn njéeme. Rose comme ni nga ko waxee solution mën na génn mais sànq Tafsir wax na lu am solo nee na les responsabilités sont partagées parce que ñaari lam mooy yëngatu jigéen mënoo toog jàpp sa ñaambu nii rek sa jëkkër ñëw di la dóor wala di la saaga dina am loo xamante ne xew na seen diggante bien vrai que nag kenn rafetluwul dóor yi parce que jigéen mën nga ko yaree neneen loo xamante ne ay dóor la mais damay bàyyi rek Tafsir mu ñëw rek tàggatoo ak internet Dakar Buzz yi ndax yaakaar naa ne intervention am amoon na solo lool Tafsir ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw je pense que sànq balaa may tëj dama bëggoon ñëwaat tuuti si sànq Rose lu mu wax parce que c'est très important de loolu noonu maa ngi koy wax xale jigéen yëpp nañu xam ne que tey góor bu amee 100 gel dañ naan guerrier la mais tey jigéen tey bu amee ñaari far sax xam ngeen lu ñuy wax. waaw bëgguma si yegg si nag. leneen li ma bëggoon ñëw tamit moom mooy aussi que xale jigéen yi tamit dañu def le tout ba faj seen feebar bu gën a graaw li nga xam ne moom mooy jalousie. foog naa ne que moom mooy seen feebar bu gën a graaw moo tax yu bëri ñi koy gis ci réseaux sociaux yi ñiy def yenn affaires yi seen moroomu jigéen yi te je pense que tey jigéen bu ci nekk rek tey boo xoolee sa bopp rek nga xool lu yàlla def ci yow war nga mun a xam ne amoo dara looy ñee benn góor parce que bu ñu demee ba ñu ne nii jigéen moom moo jur góor rek kon jigéen yëpp war nañ jàppee seen bopp tamit góor loolu laa amoon ci lu. waaw maa ngi leen di remercier yéen surtout Ndiémé nga xam ne moom sama yaay la Rose tamit maa ngi koy remercier bu baax aussi di defaale coucou sama yaay ak tamit sama maam bu baax di joxaale tamit conseil bu baax sama mbokku góor yi di leen xamal ne que jigéen boo ko mënul toppatoo rek bàyyil même sax moom yi bu la saagawee ak lépp lu mu la munti def jigéen boo ko mënul toppatoo bàyyil mu sedd nga dem xool keneen di xale jigéen itam di leen di wax tamit surtout tamit toppatoo leen tamit seen jëkkër yi aussi ngeen wàcc ngeen xam ne tamit góor bébé la comme la ma koy wax à chaque fois toppatoo leen seen jëkkër yi. yaakaar naa ne intervention Tafsir am na solo lool ba tax na rek violence faite aux femmes bi tamit bépp coow bi nga xamante ne kenn mënu koo àtte ci biir kër gi rek tribunal lay mujjee ba tax na demoon nañ fa doxantu fa rek fekk si fa ki nga xamante ne mooy madame Ndeye Maguette Diagne di membre de l'association des femmes de la justice du Sénégal mu joxe si tamit avis wam dañuy dem rek xooli élément bi dellu si waat. Je me nomme Ndeye Maguette Diagne, madame Dioul. Je suis secrétaire au niveau du tribunal d'instance hors classe de Dakar. Je suis là depuis 2004. Je travaille ici comme secrétaire et membre aussi de l'association des femmes de la justice, dont j'occupe le poste de secrétaire à l'organisation. waaw loolu ñu koy wax xëy na jamono yu njëkk yi la woon mais maintenant fi jamono ji toll yaakaar naa ni kenn mënatul toog ci kër yi parce que fu góor takkee tubéyam rek jigéen war na fa mën a takkee sëram fu góor dóoree waar jigéen war na fa mën a dóor waar man gëwuma loolu man dama gëm ni jigéen dafa war a dóor waaram indi contribution am ci biir kër gi donte suñu jëkkër yi la ko yàlla jagleel mais ñun aussi am nañ une part de responsabilité ndax jigéen moom mooy yar éduquer par exemple man mën naa jël sama exemple bopp sama jëkkër nekku fi dafa nekk il est à l'extérieur mais man maa yore en charge kër gi maay yar xale yi feebaree maay yóbbu xale yi jëy jàngi maay yóbbu bu korité jotee maay xotti bu tabaski jotee maay xotti donte dafay yónnee dépense su këram mais tâche yëpp man la war donc bu ñu waxee ni jigéen dafa war a toog góor dem moi je crois que ni loolu c'est une idée déjà caduque du xewatul ci jamono ji ñu nekk xewatul waaw. damay kontaan damay fier
ci li ma nekk parce que damay xam ni rek yàlla la mu jagle woon jigéen xëy na mooy soog a yegsi ndax bu njëkk dañ daan ni yenn poste de responsabilité yi kan dafa ko woon jox jigéen mais léegi bu ñu demee ba jigéen nekk premier ministre bu ñu demee ba jigéen nekk directeur de société bu ñu demee ba jigéen nekk procureur bu ñu demee ba jigéen nekk juge bu ñu demee ba jigéen di nekk greffier bu ñu demee ba jigéen nekk leneen donc war nañ xam ne ni jigéen kon comme que yàlla yeggale yegg na fa léegi kon alhamdulilah rabbi alamin ñu ciy kontaan ñu ciy kontaan. waaw violence faite aux femmes man dama ne lu ñuy naqarlu la te lu ñu war a naqarlu la ñun ñëpp. parce que tamit jigéen yaakaar naa ni war na mérito lu nekk lu ay dóor surtout ci néegu sëy man dama gis ni néegu sëy daal dóor mun na caa ñàkk violence nag bu ñu koy wax bari nay façon ñii na violence verbale violence physique te bu ñu seetloo ci néegu sëy sa violence physique bi moo verbale bi sax moo ëpp violence physique bi parce que nga xulloog sa goro mu wax ma sax jëkkër jëlee naa jëkkër mais nga xulloog sa goro wala nga xulloog sa njëkke mu wax la wax joo xamante ne yow dee rek moo lay gën a sax toog ca kër ga kooku bu la du sa goon dóor la sax ñu ne dóor na la moo gën mu wax la loo xamante ne da nga koy souffrir di ko souffrir ba dee. boo demee dans les hôpitaux jigéen ñi ñoo fa ëpp li koy indi goitre ndax lan souffrance intérieure bi ñuy dund donc moi je crois que ni war nañu mën a xeex loolu ñu xeex violence faite aux femmes dans les foyers. dans les structures fu nekk parce que am na du ci sëy yi rek de fépp la am même dans les services dans lépp fépp la am buñ ci mënoon gën a travailler xool fan la métit bi nekk ñu jéem ko saafara je crois que moom daal dina waaw xam nga sunu parents yi li ñu leen yaree bu njëkk la xam nga bu njëkk da nga daan gis ni jigéen bu amee problème ak du génn ci kër gi muy sëy booy fay ci néegu goroom lay fayee donc ci biir maison familiale bi la ñuy régler problème bi bu mu duggaat ci biir néegu sëyam ci biir néegam toog ñu rek mais jamono jooju ak jamono ji moo doon benn xam nga bu jëkk xëy na ci naan mën naa ne amoon nañu kilifa mais léegi li ci ëpp mooy que dañu ñàkk kilifa gi du waxee ma ko dans le sens mais dama ko waxee ni dañu mën a suturaa suñu bopp ba mu ëpp ah sama yaay sama nawle la kat xëy na bi may dugg ci sëy bi neexu ko woon su ci problème amee duma ko wax damay koy jéem a gérer beneen bi nga am sa problème nga ne xaaral ma daw làq sama gannaaw yaay sa yaay bu fekkee day wujje mi ngi xalaat ay wujje mi ngi xalaat ay dëkkandoom sa doom ka sëyloowu ko ma nga toog daw si na ñëw na tas na sëyam ñuy toog donc mère yi foofu la ñuy gisee moo tax ñu naan ñu leen di bës naan leen toog leen muñ leen jigéen booy sëy dafay muñ jigéen def mais aussi war nañu di déglu sunuy doom war nañ leen di mu leen di déglu bu baax war nañ mu leen di soutenir parce que tamit nit ki bu nekkee jigéen bu nekkee ci néegu sëyam di sëy la mu fay souffrir moom moo ko xam bu daw see ba ñëw làqu sa gannaaw yow demal nga gëstu lan lañ ko fa def ba mu daw see ñëw làqu sa gannaaw su laajee mu tasal sëy boobu parce que tamit sëy ak tas moom la yàlla xëy na yàlla loolu la gën a bañ mais aussi tamit moom la ñu dund nit ki toog fa di souffrir ba dee mu nga dindiloo ko ci sëy mu seeti beneen def naa ni moo gën loolu moo gën daal waaw. doom bu dellu si ak njaboot moo gën ñu andil la sa néewu doom moo gën ñu andil la sa néewu doom donc parents yi war nañu am un peu de vigilance par rapport à ça ñuy ci xool seeni di déglu seeni doom bu ñu ñëwee di réclamer seen jëkkër wala seeni belle-sœur wala seen belle-mère nañu leen di déglu ñu leen dégloo nañu jéem a régler problème bi mais buñ leen bësloo parce que lu mu fay souffrir moom rek moo ko xam si daf ñuy jooyloo sax ñun mën nañu wax sax xëy na léegi la suñu xol dëgër mais au début jooy nañu ba sonn parce que jigéen dafay ñëw fii tegal la benn cas boo xam ne da nga di jooy nga àndandoo ak moom di jooy donc li fiy ñëw ci ay cas yu metti mënuñu ko wax vraiment bu doon suñu sagol aussi divorce yi du am mënoon nañu am benn système de médiation boo xamante ne xëy na fa la ñuy jigéen ñi balaa ñuy ñëw tribunal mën nañ fa jaar ñu def voilà fa lay njëkk a jaar ñu defal leen médiation entre ñoom ak seen époux ba problème bu réglé ñu soog a ñëw tribunal. le juge yi sax dañ koy faral def parce que boo ñëwee dans un premier temps di divorce si dinañu def benn ñu koy waxati kii de médiation dàq leen du moins de 6 mois 1 an seet ba xam ndax yéen di ngeen juboo boo leen jubóowul nag boo leen dellu si waatee ñu xool xam ne fii dara mënut fi am ci la ñuy soog a tas sëy mais vraiment cas yu metti moom recevoir nañ ci moom ba sonn vraiment. message bi ma leen di jox si ñoom mooy que ñu génn ci loolu nañu jéem a takk seen dikk liggéey parce que fu góor doo joxee benn nga mën fa joxee ba ca des
ndax toogaay moo amatul ci jamono yi ñu toll damay toog góor di ma defal loolu moo amatul fenn ndax xale yu góor yi léegi sax seen waxtaan yëpp boo nekk sax kaay ma may la diw kaay ma may la xale bu jigéen bi la lay laaj lan lay liggéey kon ku liggéeyul xam nga ne góor ñi kon soxlawatuñu ku liggéeyul donc toog naan damay xaar jigéen damay mbaraan wala damay lii loolu nag vraiment dafa war a xewi na man daal xewil naa ko sama bopp xewil naa ko ci képp ku tax ci man maa ngi lancé message aux jeunes filles maa ngi lancé message aux jeunes femmes yi nga xamante ni amuñu jëkkër liggéeyuñu nañ dem jéem bu ñu jéemee yàlla jàppale leen ñu jéemee yàlla jàppale leen waaw loolu moom vraiment loolu ñaaw la ñu ñëpp a koy déplorer parce que tamit ñooñu ñuy yàq comme ni nga ko waxee ay yaay lañu nekk ëllëg ay maam la ñuy nekk ëllëg te rafetul ñu yàq la ëllëg nga am sa jëkkër sëy sa doom di wax ñu naan kii la fi yaayam lañ fi defoon ci télé bi wala kii lañ defoon ci yaayam ci rajo bi mu def naa nga donc nañu arrêté loolu parce que boo ci amee contentieux ak sa moroom jigéen demal directement ci moom ngeen régler ko de face à face moo gën ngeen ni ñuy yàqandi ci réseaux sociaux yi loolu moom li ñuy déplorer la vraiment rafetul jekkul na ko jigéen ñi bàyyi parce que du ëmmay jigéen daal loolu du ëmmay jigéen nañu toujours góor ñi dañu koy xase jigéen ñi yéen a yàqandi suñu biir nañu arrêté loolu ñun ñoo war a soutenirante suñu biir ñu ñoo war a yërëmante suñu biir ñu ñoo war a defarante lu baax ci suñu biir nañu jàppante yërëmante te sàngante sutura moo gën a dañ bàyyi réseaux sociaux yi boobu cëru jigéen ci askan bi mooy jigéen dafa war a nekk jigéen bu souple déjà pieuse doon ndey doon baay mun a uuf njabootam mun a dox bu rafet mun a wax bu rafet nekk exemple yoo xamante ni fu ñu ko séen nawloo ko man dama ni foofu la ñuy gisee image yu jigéen daal dafa war a nekk référence boo xamante ni fu ñu ko joxoñee rek nit ñi apprécier waaw sama dernier mot mooy que di leen gërëm yéen di leen sant di fêter joyeux fête des femmes à toutes les femmes di ñaan yàlla ñu fekke ko ay déwén yu bëree bëri yàlla defal ñu sutura yàlla yokk jigéen ñi nag laa wax de yàlla yokk jigéen ñi ñu jëm ca kanam bàyyi ñu aussi ak sunuy borom kër di gërëm aussi sama borom kër au passage moom mi nga xamante ne tey bu ko neexoon duñu bàyyi ñu liggéey si dañu naan toogal ci kër gi nga uuf njaboot ji mais ñuy bàyyi ñuy toog parfois dinañ fi toog ba 19h 20h te bu ñu demee du wax dara su ma woowee au téléphone fii la may fekk foo nekk ma ne ko maa ngi bureau du wax dara donc au passage maa ngi koy gërëm di ko sant di ñaanal yàlla ñëpp di ñaanal sunu borom kër yi yàlla may leen gudd fan ak wér barkeel liggéey yi barkeel njaboot ji bonne fête à toutes les femmes. waa Rose yaakaar naa ne madame Diagne wax na lu am solo lool ci li nga xamante ne mooy thème ren bi muy violence faite aux femmes ba tax na rek xam naa dama lay bàyyi rek nga xuus puisque élément bi am na solo lool dama lay bàyyi rek nga joxe ci sa avis daal. waa Ndiémé ni nga ko waxee rek élément bi am na solo lool balaa dara may jaajëfal madame Ndeye Maguette Diagne déjà ci disponibilité am c'était pas du tout évident waaye du ma fàtte benn yoon procureur Ndoye waaye tamit kii di gendarme Ba ñu leen di remercier bu baax a baax ñoo ko déggandoo cas yi bëri na lool mais li ma gën a neex ci intervention ak lim ñu xamal mooy liggéey bi ñuy def ci suuf sànq yaa ngi naan cas yi bu ñu toogee ba en famille mënuñu ko régler rek tribunal lay mujj mais mu xamal ñu moom tamit au niveau du tribunal ñoom dañuy daal di rek def benn étape boo xamante ni dañuy jéem a rapprocher ñaari concernés yi jubóole leen moo gën a yoon daal di rek àtte donc liggéey boobu ñuy daf ma bett déjà parce que dama jàppoon ni bu dossier demee ba egg tribunal rek foofu arrangement amatul yoon dafay daal di rek tranché mais ñoom ñu nekk jigéen nekk ay yaay nekk ay femmes dañuy tout le temps delloo si xelu jigéen ñi di waxtaan ak ñoom waaye di waxtaan ak seen borom kër yi bu dee violence boo xamante ni entre góor ak jigéen la bu dee ak jigéen en tout cas deux concernés yi tout le temps ñu leen di woo di leen tàggat delloo seen xel pour jéem ko régler à l'amiable bañ ko daal di rek yéegal fi nga xamante ni mooy ci tribune bi voilà aussi mu waxaat lu am solo muy ni que jigéen dañ ko war a jox gëdd jigéen dañ ko war a valoriser ci société bi defe naa intervention bi mu def am na solo lool. tey aussi dañuy am mbégte ak contenté di gis ni que jigéen mu ngi am yenn
poste yu muy occupé ci réew mi. Il faut rappeler que mu ngi liggéey foofu ci tribunal mu doon loo xamante ni aussi fierté la tey bu ñu waxee 8 mars defe naa à la base loolu lañ doon xeex rôle jigéen place jigéen si biir société am naa njëmi dama lay delloo kàddu bi rek ñi daal di wéyale. waaw yaakaar naa ni am na solo ndax rôle place jigéen nekkatul rek ci biir kër gi mais léegi bépp bërëb boo dem rek da nga fay fekk jigéen ñi ñu fay bay seen waar bu baax a baax mais Rose sànq dafa am lu mu wax rek loo xamante ne dafa daw yaram parce que nee na parfois ñoom dañuy am ay cas yoo xamante ne ku jigéen ki dina ñëw expliquer leen seen problème ba ñoom dañuy mujjee affaire bi dafa leen mujjee jaaxal ba ñoom dañuy toog di jooyle kooku noonu nga xamante ne mooy subir li nga xamante ne mooy violence bi te ñoom fekkeewuñu sax mais cas bi moo leen di jaaxal ba duñu xam nan la ñuy def ñoom ci seen jëmmu bopp muy wane ne rek tamit que ñoom tamit au-delà de tout ça ay jigéen lañ rek seen xol dafay tooy suñu gisee ñuy maltraité seen moroomu jigéen yi mais damay rappeler rek aussi que tamit jigéen yi ñi ngi liggéey ci yeneen i fànn dañuy dem rek xoolaat élément bi nii ñëwaat ci plateau bi. Je suis Mona Chassuriot, donc la fondatrice de la Maison Rose, qui est l'association universelle. Donc j'ai ouvert cette maison en novembre 2008, donc maintenant ça fait pas mal d'années. Et ça a été une expérience extrêmement intéressante parce qu'elle m'a permis de plonger justement dans la souffrance des femmes au Sénégal et de voir les multiples cas, parce que c'est vrai qu'on parle de la violence faite aux femmes, mais elle a de multiples visages. Et c'est ces visages-là qu'il faut voir quand on parle de violence. Parce que souvent, c'est on cache. Mais la chance de cette maison, c'est que justement, ces femmes sont venues et ça m'a permis de comprendre de quoi il était question. Parce que souvent, avec le Soutoura, eh bien, on cache, on ne dit pas justement les blessures intérieures qu'on a. Et cette maison a permis justement d'en parler et de mieux comprendre comment on pouvait s'en sortir. Alors la Maison Rose accueille toutes les femmes. Alors elles accueillent effectivement, la plupart sont sénégalaises et viennent de tout le Sénégal. Et c'est ça qui était intéressant parce que ça m'a permis de plonger dans chaque ethnie, chaque tradition. Hein, des Peuls, des Sérères, des Diola, des Mandingues, tout. Et c'est vrai, même les langues différentes. Hein, on a qui parlent Bambara, alors c'est vrai que c'est moins courant de parler Bambara. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est une concentration de visages différents, d'ethnies différentes, de vies différentes. Tu vois, autant le technicien, il est à côté, il marche à côté. Donc moi, je sais, toi, tu sais pas, tu m'écoutes. Alors que nous, on est en face. C'est une alchimie entre l'autre et toi. Tu vois, c'est deux énergies qui se conjuguent. C'est pas pareil. Tu vois, c'est la différence entre justement un technicien, un psychologue ou psychanalyste qui va être dans la technique qu'il a appris et quelqu'un qui va être un accoucheur. Tu vois? Alors, dans la maison, c'est vrai qu'on a énormément de grossesses non désirées, beaucoup de viols, il ne faut pas se le cacher. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce qu'on peut imaginer, hein. Des fugues, énormément de fugues. Oui, toutes les violences conjugales, elles arrivent des fois, bah oui, bien, il y a des blessures sur le corps, les enfants aussi, hein, battus, oui, ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tout ce qui peut exister, on l'a ici. waaw comme ni ngeen ko gisee en Guédiawaye lañ demoon seeti si kii nga xamante ne mooy Mona foofu ci Maison Rose ah dañuy bàyyi rek Rose mu woyal moom tamit waxtaan bi. ñeemee li nga wax am na solo lool Maison Rose doon benn maison d'accueil boo xamante ni mu ngi fii ci Guédiawaye kii di Mona daal di koy sos suñu maman Mona nee na maîtresse laa koy faral di woowee sax ndaxte li mu doon def nag doon lu jafe lool. Bu ko neexoon mu toog ca réewam di ko liggéey waaye dafa dëddu lépp bàyyi famille bàyyi doom bàyyi lépp ñëw Sénégal installé fi
ubbi li nga xamante ni mooy Maison Rose di accueillir bépp jigéen boo xamante ni rek da ngay subir violence quelle que soit la nature de cette violence mu lay accueillir à bras ouverts. Gis nañ pensionnaires yi fa nekk bëri nañu bébé yi fa nekk bëri nañu defe naa keroog bi ñu waxee façon cas yi fa am yépp suñu rongoñ dafa tuuru tellement da nga naan est-ce que genre violence yi am na jigéen yu koy dund ci réew mi defe naa mu nekk jigéen bi nga xamante ni aussi war nañ ko jàppale bu baax war nañ ko taxaw bu baax na liggéey bi muy def am na solo. Au-delà de violence bi nga xamante ni femme bi da koy subir dafa am beneen étape bu mu woowee renaissance man ma jàpp ni mooy phase bi nga xamante ni moo gën a am solo lool ci dundu jigéen bi nga xamante ni moo subir li nga xamante ni mooy violence. àddina sa jaar-jaar mënoo ci mucc naqar dina ñëw bànneex dina ñëw waaye ak lu munti am na nga ko dékku nga jugaat mën na jëlaat sa vie en main et moom phase boobu mu toll am na solo lool ndax mu ngi jàppale jigéen yu bari keroog fekk nañ fi jigéen boo xamante ni daanaka tàggoo woon na ak sagoom da daan dox ci bedd bi di simmeeku di waxtu mais bañ ko accueillir foofu dalal ko waxtaan ak moom fexe ba nga xamante ni mu accepté li nga xamante ni mooy ndogal bi ko yàlla teg parce que elle était violée ba pare famem dàqu ko bi mu toogee ba ñu conscientiser ko et tout tey macha allah moo toog raconté ñu histoire am et tout et vraiment bi ma wanee ay photom ay vidéo ba muy doog a ñëw j'arrivais pas à y croire donc liggéey bi am na solo lool après violence yi nga xamante ni jigéen yi dañ koy subir côté boobu tamit may ñëwaat rek ci famille yi mooy des fois bu ñu topp suñu xol trop sa doom même bu juumee sax jigéen bi ak lu ko mënti dal des fois del soutenir sa doom del soutenir dee ko jàppale pour que mu dékku li nga xamante ni mooy métit yooyu dal ci kawam ñuy xam nen la ñuy waxee ak nit yi parce que tamit sànq wax nga lu am solo violence verbale bi tamit li muy yàq bëri na li muy yàq ci jigéen yi bëri na lool en tout cas njéemee ku mel ni Mona boo xoolee li muy def ci dëkk bi te am na yeneen Mona ci biir dëkk bi sax sa xel dafay dal parce que danga naan après li métit bi ñëw na mais bu ñu leen xoolee tamit ñu toogaat tey ba génn ci bay doxal bay seen activité nekkaat ci leneen c'est encore une fierté parce que defe naa bépp jigéen li ngay ñaan rek mooy jigéen bu nekk ci bànneex ñu ñaan yàlla tamit toog ba nga xamante ni dañ naan 0% ci li nga xamante ni mooy taux de violence faite aux femmes en tout cas fii ci Sénégal muy combat boo xamante ne nag dina rëy lool dina metti lool mais rien n'est impossible. waaw yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo lool te sujet bi dafa large bu ñu toogoon fii ba suba di wax ci violence faite aux femmes diñ fi jóge bu ñu toogoon fii tamit di wax ci solution itam diñ fi jóge di ñaaxaat góor ñi rek ak suñu mbokk jigéen ñi rek ñu delloosiwaat suñu xel bu seen xel bu baax a baax te xamante ne jàmm rek ci la lépp xaj kon nag damay bàyyi rek Rose mu tàggatoo ak internetu Dakar Buzz yi. waaw njéemee ni nga ko waxee rek noonu la demee defe naa li duuf yëpp xaju ci cin bi xam naa da leen di jox dig daje très bientôt mais balaa dara nee naa leen mënuma leen tàggu sans pour autant remercier équipe technique bi nga xamante ni moom laa àndal Jibi ak Seydou waaye duma fàtte benn yoon Samba ci montage bi waaye njéemee tey dañ ne 8 mars ñuy souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes du monde rawatina du Sénégal duma fàtte benn yoon sama yaay Fay Biram Penn Waagaan waaye it duma fàtte yaay booy nee naa yaay booy mooy yaayu équipe Dakar Buzz yëpp ñoom tamit ñu koy souhaiter une très bonne fête suñu maman boobu noonu Olof Ndiaye dafay faral di wax tamit feccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ci mbagg bi Amina Sava doxo foofu ci zone B moo ñu yàq nii génne ñu nii ci make-up yi ñu koy remercier bu baax sama rakk jooju di ñaan loxo bi wér lool njéemi di la remercier aussi merci pour plateau bi defe naa am na solo lool et si ñu yaakaar ni internet yi ñu doon seetaan kontaan nañ daal li ñu bëggoon am nañ ko merci. waaw yaakaar naa ne Rose am na solo tey ñi ngi souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes du monde man maa ngi koy souhaiter aussi sama yaay Margot Cissé si c'est madame Mel di ko souhaiter Rose sama mag sama xarit di ko souhaiter yaay Rose di ko souhaiter yaay booy fële ca siège Dakar Buzz nga xamante ne dafa boole ñëpp njaboote leen aussi di remercier aussi ki nga xamante ne moo jaar si kanam yi ba mu yanji nii si make-up bu rafet bi mooy Amina fële ca zone B waaye duma fàtte tamit ki nga xamante ne mooy madame Sarr Mami Traoré moo jaar ci cheveux yi nii heure bu may tourner rek mu jox ma cheveux bu bees ne ma demal doxal ba heure bu la neex mi ngi ca Parcelles Assainies unité 15 mais décor bu rafet bi tam mu ngeen ko gisee du fenn fudul Ilin's Hôtel fii ci Mermoz donc numéro baa ngi nii aussi si baaw écran bi di ngeen mën ngeen fi ñëw am na prestation yëpp yi ngeen bëgg aussi dañ leen di jox dig daje rek beneen yoon incha allah ci beneen plateau allez au revoir.